wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay boole ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox ko def fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo tumbi laa war a dox jël mu njëkk bañ ko mën a jël day bëri no witness it tomorrow. Mu gàddu ba takk dal gëz a got a long way to go. Wala jant bi jóg early in the morning. Mu fi bu yóotu sax yéen a jàll gëz I really need to know. Wala jant bi jóg early in the morning. Asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu fii ci Studio TV ñu ngi fii sunu émission Motif Action ñu invité benn ndaanaan bu mag waaw ñëpp xam ko ñu Leuz diwaan bi fekk Petit Mbao ci biir gàllam ni mu teg caayinam Leuz ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax donc voilà di leen dalal bienvenue chez vous voilà Petit Mbao mais bon Mbao d'une manière générale quoi. Parce que ku wax Mbao moom tënk nga lépp tënk nga Grand Mbao Petit Mbao Kër Mbaye Fall. Jacques Mbao cité Cyprès cité Ndeye Marie donc bienvenue à Mbao quoi. yow daal yaa ngi fi sa ruq daal. waaw ñu ngi fi toog. suñu bëggoon a laaj kan mooy Leuz li ñuy wax mooy kan fan la jaar. Leuz déjà Lamine la parce que gars yi bëri dañuy jàpp ne El Hadj la mais Lamine la pour mu leer Lamine Leuz sama ay tonton ñoo ma ko tuddee woon donc ñoom laa doon fréquenté donc voilà ñu jox ma Leuz bi ma demee ba war a dugg ci hip hop officiellement donc ma préféré jëlaat tour boobu. parce que ñoom dañu contribuer lu bëri sama éducation donc voilà ñu nekkoon ci loolu comme ni ma ko waxee si ñoom lañ doon fréquenter amour bi dugguñu donc voilà ñu évoluer ak moom ba 2004 mën naa officiellement ci la décidé pour def voilà musique bi may def nii muy hip hop 2004 ba 2007 man kese maa doon évoluer mais à partir de 2007 si la commencé ak benn bro bu tudd Pape Abdoulaye Seck donc actuellement cinéaste donc ñu créé benn groupe bu tudd Diwan ji ak beneen waaw ak beneen élément bu tudd Yang Zo donc 2007 ba 2011 ñun ñoo nekkoon di évoluer ensemble ak beneen bro bu ñu fekkise bu tudd Lil Ouz donc 2011 si la lépp arrêté ñoom ñëpp ñu bàyyi waaw mais pas études yi ñi dem jàngi ji waat ñi dem defi leneen donc man 2012 si la reprendre sama carrière solo 2012 ba 2015 donc man rek maa évolué 2015 si la génn benn produit bu tudd Diagnostic donc def nañuy compétition comme hip hop discover comme yeneen comme Nescafé Club Grain yooyu yëpp jaar nañ ci mais 2012 daal laa wax ne si carrière u Leuz si la commencé wu officiellement en tant que carrière solo 2012 ba 2015 si la ñu tëju liggéey donc 2015 ñu génn leen Diagnostic donc 2015 ba léegi ci promo boobu la ñu nekk donc voilà ñu ngi ci daal. léegi ñu ngi ci Motif Action dañu delluwaat ci kanam tuuti si ñu wax. waaw jaar bi. incha allah boobu bi fan la xalaatee fan la ko dëkkee ba mu dugg ci. waaw jaar bi ndax métti woon nga. toog nga benn zone. bëggoon affaire yi xam nga am ci ay dil xam nga des fois dil day am ci affaire yi bëgg ko gars yi teg la ci dil ba nga découragé. am loolu. mënul ñàkk parce que li may wax rek adduna la te musique jàppewuñu ko musique kese ñun entreprise lañ ko jàppe donc dès le début on s'est dit que ne c'est vrai que ne soxla nañu ay producteurs soxla nañu ay sponsors soxla nañu yooyu yëpp ay partenaires mais dès le début quand même ñun xamoon nañu ne dañu war a compter suñu bopp donc loolu moo taxoon ñun ba ñu teel nañu am home studio di enregistrer suñu bopp di mixer suñu bopp donc suñu ay vidéo sax ñoo ko doon defal suñu bopp d'ailleurs loolu moo def Pape Abdoulaye Seck réalisateur donc moo tax ñun ñëpp kenn ku ci nekk gàtt da ngay am sa néeg benn studio bu ndaw di nga am micro di nga am ordinateur di nga am carte son lu ndaw pour enregistrer sa bopp parce que loolu on s'est dit que ne comme ni ma ko waxee léegi entreprise la donc ñun waruñu yaakaar ci kenn parce que li ñuy def dafa compliqué Mbao dafa enclavé wu pour génne di dem si studio yi day metti fu na ngay jaar rang yi et cetera bon boo ñibbisee ak coono boobu on s'est dit que ne loolu yëpp mën nañ ko démarrer suñu bopp en attendant bu ñu xaar kenn te loolu moo ñu def autoproducteur ñun mi ñuy génn kenn produire ñu ñun ñoo génn suñu bopp man en tant que Leuz
maa produit sama bopp parce que ci loolu la ñu commencé début bi dama doon enregistré dara yombul ci live mais dafa am benn gars boo xamante foog ma cité ko parce que da ci joué rôle bu am solo muy Ndongoti dañu demoon benn jour seeti ko mais comme ni ma ko waxee commencé woon nañ di enregistré suñu kër Papa Abdoulaye Seck papa moom moo doon enregistré néegam donc daan nañ ko tànqal des fois papam voilà génn aalu des fois mère bi aalu parce que guddi gi fa la ñu nekk di enregistré donc ñu amoon ay pré maquette loo xam ne ñun ñoo ko enregistré suñu bopp bu ñu seetee nit pour mu déglu day yomb du ñu dem yóbbu loxo nen donc dem nañu seeti bois sacré dem seeti waa daara ji fekk fa ndongo mu déglu li ñu def donc benn conseil bi mu ma jëkk a jox mooy dana ma musique surtout Sénégal il faut ngeen am ñett yi mooy yow artiste bi nga am talent lool ngeen am koo xamante ne nii efficace na pour dox ay mission dem ci àll bi di dem ak koo xamante ne xarañ na ci machine lu ngeen xalaat mu matérialiser ko donc loolu conseil boobu la ñu jox ba pare ne ma am nga identité vocalique développé ko bu ko ragal donc à partir de loolu ci la ñu xamee ne donc il faut ñu def base bi fii donc ñu enregistré suñu bopp wut manager suñu biir kenn ku rabul ñu def ko manager donc mooy li mu wax ak koo xamante mooy enregistré donc ñu créé suñu labelu bopp fii donte benn micro bu simple lañ amoon moom la gars yi tudde micro ngénte moom lañ amoon c'est vrai benn P1 xaw ma P2 xaw ma lan lañ am mais quand même ak loolu xoos nañ ci soox ci dem ak moom ba finalement bi ñu war a dem studio duñ fa fanaan parce que am nañu lépp pré-maquette enregistré nañ ko suñuy nekk ba pare booy génne da ngay xam exactement lan ngay def studio waaw donc ci loolu nag lañ ne donc producteur lan la financement la da ngay dem dajale sa xaalis ñëw financé ko jël say produits donc yàgg nañu yëngatu ci ay association xam nañu organisation naka lay demee donc ci loolu ñu ñëw produit suñu bopp métti na parce que investissement physique la intellectuel lépp la boole donc yombul ku ne yomb na da lay nax mais bon gëm-gëm la ak détermination parce que dañu ñëw ne dañuy changer données yi du ñu topp rek comme ni gars yi di def ci studio yi ran ci studio yi fanaan fa ba sax finalement da ngay mujjee ñàkk fayda ci kanamu producteurs yi donc on s'est dit que ne dañuy pousser suñu jàng mu am fu mu ñu yóbbu déjà ñu am benn niveau bi parce que loolu tamit ci défi la bokkoon dañ ne rap musique gu délinquant la rap musique gu ñàkk fayda la ñun ñu ne dinañ ko changer dinañu continuer ak suñu jàng ak moom te duñu yàqal dara donc loolu ci données yi ñu bëggoon changer la deuxième changement bi mooy que ne dinañ wax ne du producteurs yi rek ñoo fi nekk ñun mën nañ produire suñu bopp mën nañ démarrer de zéro à quelque chose donc voilà. ok kon yéen daal boo leen demee studio doo leen fa nekk di rendre sonn da ngeen di jógal seen bopp rek pare. exactement pourquoi pas Leuz. Petit Mbao. waaw dëkk mën na daa ñëw làkkatu fi rek. waaw fii laa dëkk parce que man doomu dëkk bi laa. man produit dëkk bi 1000% la sama papa Petit Mbao la dëkk sama yaay Grand Mbao la dëkk donc te sama ay maam yëpp fii la ñu cosaanoo am naa nag côté Casamance parce que sama papa soose la mais au delà de Casamance sama lépp Mbao la donc voilà mënuma génn Mbao quoi sama lépp Mbao la te lu ma am tamit Mbao laa koy indiwaat donc voilà. day rab bu dëgër bi ma la moom. lépp laay def. lépp ngay def. musique laay def d'une manière générale. tout ce qui est de la bonne musique waaw amuñu lu ñu tënk loolu tamit dafa bokkoon ci défi yi mooy que ne hip hop Galsen boo woyee ñu ne fekk nga boo rabee rab bu dëgër ñu ne réel nga te li ngay wax dara baaxu ci d'habitude da ngay wax di saaga nit ñi ñu ne loolu mooy bu baax bi kii di wax di woy di jàllale message ñu ne loolu baaxul donc ñu on s'est dit que ne dañuy changer données yi donc loolu yëpp ci ay données yu ñu bëggoon changer la parce que duñu ko def comme ni ko ñëpp di defee donc bu ñu ko defee comme ni ko ñëpp di defee du ñu génn loo bi on s'est dit que ne pour démarquer wu foog ñu indi suñu yëfu bopp thématiquement parlant musicalement parlant mais tamit ci ni ñu koy defee ci façon yëpp dañ koy changer donc voilà. mais man sound bi daf may yéem quoi da ngay gis ko. koo xamante ne déggul li ngay wax sax mu koy get na ak teg si nu mu risee. loolu lan la fa demee lan lay ñëwee si yow. waaw mooy li ma wax rek mooy li ma wax tout à l'heure xam nga dañu ne hip hop États-Unis la jógee ñëpp ne États-Unis la jógee ñëpp ànd ci d'accord ñun ñu ne ok États-Unis la jógee gëm nañu ko te États-Unis lañ koy jëlee indi ko mais dañ koy boole ak li ñu yor lébu laa am naa culture soose laa am naa culture donc du ma def comme kaana bi xamante ne ni voilà moom frustration sax la rabe parce que xam nañu évolution noire yi ni mu demee ñu ci bëri ba ñuy rab mer la ñuy rabe parce que voilà xam nañ ségrégation raciale et cetera apartheid racisme donc ñooñu bu ñuy rab ak ghetto yi ak gang yi nekk foofu
dealer yeeg et cetera seen rap seen message warul bokk ak ñun ñi xamante ne ni am nañu ay culture am nañu religion surtout am nañu une famille da ngay dëkk ak sa rakk dëkk ak sa grand frère dëkk ak sa mag dëkk ak sa tonton dëkk ak sa yaay sa maam donc ñooñu ñëpp mu nekk entourage moom ñu ngi lay bàyyi xel waruñu ko def comme ni ko Kaane yi di defee donc encore une fois loolu day jouer lu bëri ci suñu segg parce que du n'importe quoi la ñuy bind du n'importe quel terme laay utiliser du n'importe quel baat tamit laay prononcer parce que dafa am ñu may déglu am ñu nekk ci gannaaw parce que mooy li mu wax léegi rek. des fois bu ñuy déglu son yi dañ ne est-ce que Leuz dundul loolu. ndax son yi ni muy yéeme ak ni koy maîtriser. ak ni muy duggee ci xolu ne est-ce que dañ naan est-ce que Leuz. dund ko da ko dund waaw. dund waaw parce que bind li nekk ci yow mooy génn ak entourage mooy li ma wax léegi rek mën naa ko dund comme mën nga ko dund jege ma mën naa ko dund mën naa nekk spectateur donc loolu yëpp laay boole li ma dund ak lii keneen dund lu ma sama bët may wala lu ma seetaan. mais peut-être waaw loo xamante ne ni au moins am naa ci notion parce que du ma bind ci lu ma xamul mais loolu moo tax parce que tamit xol laa koy bindee parce que yëg-yëg boobu noonu mooy bindee mooy feeñaat te voilà moo tax nit ñi di ko yëgaat en retour quoi. surtout loolu yëg-yëg nu mu metti ak bind. dañoo gis après son yi. am na son boo xamante ne. gars yi dañ koy def sinap yëpp ñu gis benn xale bu jigéen. clipé ko def son bi génn. te yow dafa mel ni boobu bi mu koy def yow clipé ko son bi. c'est vrai waaw loolu xaw na indi ay polémique xaw na indi polémique gars yi wax nañ ci coow yi bëri na mais ñu bëri comprendre luñu pour ñoom man dama attaqué xale bu jigéen bi mais li ma wax chaque jour wax naa ko ne œuvre dafa sacré œuvre dafa doy waar donc ñun lu ñu nekk di liggéey ak équipe bi ñu àndal yëpp di liggéey bu doon man kese sax amul problème mais équipe bi ci nekk yëpp ku nekk di def ay démarches ku nekk di am lu ñu def donc ñu génn benn produit di waajal vidéo am ko reprendre def vidéo am te amul suñu aval wala yëguwuñu ça fait mal donte xale la wala fans la dafa waroon jaar ci yoon bi aviser ñu parce que am na ay moromam yu ko def jaar fi ñu war a jaar te def nañ ko amuñu ak ñoom benn problème donc loolu rek moo ñu ci déranger woon mooy le fait que mu reprendre ko amul problème mais le fait que mu def ko vidéo officielle muy daw ci télé yi te ñun yëgaguñu ci donc loolu exactement donc loolu lañ naxarlu li ci des yëpp moom je crois que amul solo mais du moom on a compris que ne équipe bi nekk ci gannaawam la quoi waaw après woote nañu moom mii def vidéo bi moom dene voilà du ko dindi artiste bi en personne la bëgg a waxal te sama staff ñoo ko woo mu ne voilà mu ne du wax ak ñoom man la bëgg a waxal donc loolu moo xawoon indi tuuti complication mais après gérer nañ ko quoi. waaw te Leuz nan la def ak carrière internationale. international waaw ñu ngi ci de. amoo dem jouer ji fenn wala. waaw ñu ngi génn quand même ñu ngi génn déjà maa ngi woon France maa ngi fa ba léegi sax parce que voilà dinañu jouer ci bar yi ci restaurant yi ci xam nga naka laa ko mën a waxee ci yenn club yu ndaw yi mais bon def nañu Galsen hip hop à Paris bokkoon nañ ci ñi demoon représenter Sénégal et au delà de loolu dañuy dem Suisse Genève soriwuma te tamit dama dem représenter Sénégal Italie tamit donc voilà ñu ngi génn quand même ci biti te dund naa Maroc def naa fa gàtt 1 an donc yooyu yëpp da ci joué. loolu moo la yóbbu woon Maroc. dem rek parce que dama nekkoon université. mu xawoon doy waar par période bi ñu waree bind suñu mémoire ñoom problème ak professeurs yi loolu dama koy wax parce que dafa nekk lu ma metti. après yow lan nga doon def Maroc waaw Maroc bi may dem Maroc mën naa wax ne frustration moom fa xawoon yóbbu parce que dama nekkoon fac di def master war a def master 2 donc ñu waroon am professeur encadreur donc xam nga Sénégal fii université Dakar laa mën a wax université Cheikh Anta Diop ñun département anglais pour nga commencer déjà sa master 2 foog nga am signature professeur encadreur donc loolu dafa nekk lu difficile université Cheikh Anta Diop du mën kese parce que ay sama ay morom yu bëri dañu gedd dem jàngale ci donte peut-être bëgguñu woon teel a arrêté seen ay études mais ñu bëri dañu arrêté dem defi leneen parce que daw bi ci gannaaw professeurs yi daw bi pour am autorité pour am signature daw pour def ay recherche daw pour bind mémoire c'est inacceptable biir université quoi du man rek je parle pour tous les étudiants quand même ñi xamante ne ñu ngi dund la même situation Cheikh Anta Diop étudiants yi dañu bëri lool te professeur dañu tuuti
bëriwuñu donc dañuy jël benn professeur dañ ko 1000 étudiants du leen mën encadrer ñoom ñëpp da ngay ñëw tey doo ko gis da ngay bàggante di jóge mbaaw di dem université tous les jours doo ko teg bat wala buy jël tuuti lay jël 9h lay commencé 11h mu arrêté yow da nga dagg seen nelaw da ngay dem toog di ko xaar bu ñëwee tuuti lay jël nombre bi bu doyee moom mu arrêté dem donc loolu yëpp nga koy dund mu metti ma ne voilà yàlla tamit du tëj buntu tëj parentère donc du université rek moo fi ne ñun am nañu vision am nañu leneen am nañu combat donc du rek lii moo fi ne mën nañu dem ñu voyager xool dem Maroc juste tenter chance parce que voilà dem comme ñëpp voyager rek pour peut-être fàtte tuuti métit bi mais tamit pour dem découvrir leneen tamit donc bi ñu demee foofu liggéey nañ ci centre d'appel yi voilà ça nous a permis quand même ñu xam Sénégal tamit lan la ñuy dund foofu wër nañu centre d'appel yu bëri déposé nañ ci restaurant yi job nañu xasal nañ comme ni ko gars yi di waxee comprendre nañ qu'est-ce qui se passe donc après ñu dellu si waat nag donc ak expérience bi ñu am foofu après on s'est dit que ne yàlla moo nekk fépp donc yàlla Angleterre moo nekk Sénégal donc yàlla màkk moo nekk fépp donc voilà foo mënti nekk boo ko gëmee war nga fa mën tàmbali dara comme ni ma wax léegi de 0 à quelque chose moo tax ñu ñëwaat Sénégal donc reprendre suñu enregistrement yi dem studio donc voilà essayer ko booster pour produit bi pare ñu génne ko donc surtout là parce que tamit bu ma nekkee Maroc maa ngi doon bind da lay permettre nga wait da lay permettre boo jobi jee ñëw doo dem fenn da ngay toog bind da ngay toog inspiré wu ak calme enregistré yu bëri ñëw toog donc bi ñuy pare ñu ñëw lépp fekk bi ñu ñëw Sénégal fekk na produit bi pare na quoi dinañ ñëw rek génn ko. ok waaw loolu su ma lay laaj. hip hop Galsen fu mu toll nii. old school yi booy yi nii. seen talent bi ñuy rawee yow lan nga ciy wax. su ma leen rap Sénégal instant dafa naas dafa wàcc quoi. waaw ça dépend ci ban niveau parce que bu dee niveau com niveau naka laa commercial commencé na génn quand même parce que pour dire vrai bon yaa ngi commencé remplir ay stades ñu ngi remplir ay salles ay grandes salles Grand Théâtre Sorano donc voilà stade Iba Mar Diop stade bu Pikine donc gars yi ñu ngi remplir ay salles mais bon loolu ci côté commercial bi la mais bon côté niveau comme ni nga waxee léegi li daan représenter société bi daan waxal ñi amul baat et cetera daan représenter carrément le bas peuple côté boobu mu ngi sooxe parce que grand yi mën naa wax ne loolu moo leen fi téye ba léegi parce que seen engagement seen détermination seen plume seen vision seen combat surtout seen lyrisme donc loolu actuellement je crois que booy dañu ñëw ak talent forme baa ngi fi mais fond bi day des am na ci nag ñoo xamante ne nii macha allah du ñëpp mais am na si ñoo xamante franchement voilà niveau bi demewul noonu léegi nag loolu c'est partout du Sénégal rek je crois que évolution bi moo demee noonu évolution li may wax chaque jour naka laa ko mën a waxee technologie bi ni mu avancé de trop ku nekk difficulté yi nga daan daj pour am studio difficulté yi nga daan daj pour am beat difficulté yi nga daan daj pour enregistrer pour yéeg ci kaw scène yooyu yëpp dafa changé léegi fu ne gars yi ñu ngi teg ay scène fu ne gars yi ñu ngi fay am ay home studio donc ku mu neex nga tëju sa biir nekk enregistré lu la neex te kenn du ci am benn avis donc bokkul ak bu njëkk ba da nga doon dox ay kilomètres wala jógee concert am problème pour ñibbi boo ñibbee sa gàlle coono yooyu noonu nga doon daj pour dem ci mouvement bi coono yooyu nga doon binduwaale parce que coono égal plume donc loo daj coono rek boo koy bind de voilà maanaam di nga xam noo koy bindee quoi mais léegi booy tout est facile tout est easy tout est accessible quoi. mais loolu dina am ay vie affaire dina am buzz. mais est-ce que loolu rap du rey rap Galsen bu yàggee. waaw mais ci biir ñooñu am na quand même am na ay côté négatif quand même. mais tamit am na ay côté positif parce que am nañ si ñoom ñuy def lu nice. mën nga ñu citer ñaar ci booy yi. ci booy yi man xaw ma booy yi nag loolu mooy sama problème man xaw ma leen lu baax. donc mënuma citer kenn bàyyi kenn donc franchement je préfère xam naa ne am na ñuy def lu nice. mais bon par contre am na ñoo xamante ni ay copie-coller la ñuy def donc moom mënuma citer moom je m'excuse mais bon franchement ñi may déglu sax daanaka mën naa xam ne ñëpp laay déglu moom. c'est pas pour déglu mais déglu pour xool lan moo fi ne donc man album bu génn moo ko gisee dinaa ko jënd produit bu ma yëg ne génn na moo ko gisee dinaa ko jënd mais bon c'est pour déglu xool lan moo ci ne si ça m'intéresse ma continue di ko déglu bu ma intéressé wul du ma ko déglu. mais man dafa am lu ma jaaxal. léegi son day génn tey.
mu wal àdduna bi yëpp. instant yi tamit da ngeen di woy da ngeen di yeete. bëgg ngeen ci koom. ah est-ce que affaire bi ñuy génnee xaalis instant bi ni pirate bi bëri na. loolu. waaw comme ni ma wax sànq rek musique entreprise la ci yëpp parce que gars yi dañu naan dañu naan naka laa ko mën a waxee bu dee musique kese mënoo ci am xaalis c'est pas possible donc activités yi ngay def yu koy accompagner loolu moo la mën may xaalis te tamit ku ci nekk ak sa objectif mën naa wax ne xaalis bi ci la gaa mais objectif bi vision bi la combat bi la bu fekkee loolu moo tax a jóg am na ñu buzz moo leen tax a jóg ñooñu xaalis rek la ñuy wut ñii succès rek la ñuy wut ku ci nekk ak sa objectif mais bu dee da nga am comme ni ma ko waxee dès le début am vision am combat booy def am idéologie booy rabe je crois que sa premier objectif mooy sa message mu jàll. léegi nag message bi jàll c'est vrai que ne ça ne suffit pas nit ku nekk soxla nga oto boo bëggee dem Tambacounda nga dem léegi ñëwaat nit ku nekk soxla na am kër boo xamante ne ni doo luy fenn ñu lay génn donc loolu tamit da nga ko ñaan am ko ci li ngay yëngatu mais bon objectif bi dëggantaan mooy fexe ba conscientiser nit ñi fexe ba même budul génération bi am beneen génération bu rëcc donc je crois que loolu mooy du objectif yu ñëpp nag ku ci nekk ak sa objectif mais quand même man loolu bokk na samay objectif mooy que ne li ñu daj ci université yi daj ko ci fi ñu dëkk daj ko ci Sénégal daj ko ci Afrique li suñu maam yi daj fii Sénégal toll fii Afrique toll je crois que dañu bokk si ñi war a faire bouger les choses comme ni ko gars yi di waxee te mu bouger ci mentalité lay commencer ci éducation de base la ci combat la ci lyrics yi la et cetera donc ñun ñëpp ñu demandoo gars yi comprendre que ne voilà waxtu wi xaaratuñu quoi waaw. dugg ci combat bi. léegi. duñ ko gis Y'en a marre. duñ ma gis Y'en a marre. yaa ngi ci. waaw ça dépend si ni ñuy gisee nit ñi rek ma li may wax rek mooy que ne combat la man lépp lu fi nekk di xeexal askan wi lépp lu fi nekk nag di xeexal askan wi laay wax ñun ñu ngi ci biir même bu ñu feeñul peut-être nag ku nekk nooy xeexe xam nga guerre ki togg añ sax ci guerre bi la bokk xaw ma ndax dégg nga wala déet tailleur bi ñaw tenue yi sax ci guerre bi la bokk ka defar bal yi ci guerre bi la bokk du rek ñi dem jàkkaarloo dóorante ay fital donc ñëpp ñi xeex ku ci nekk ak nag sa xeex am na ñu dañuy ñëw taxaw xeex am na ñoo xam ñu ngi xeex ci suuf ñu ngi xeex ci kaw am na ñu ngi xeex ci géej ñii dañuy ñëw planifier te doo leen gis ñii ñooy sax bind sax plan wu xeex yi te doo leen gis donc ku ci nekk ak ni muy xeex man maa ngi ci lépp loo xamante ne ni Y'en a marre lu muy xeexee d'accord nga ci. waaw xam nga nit kese la mën a doon dina am ay parti yoo ànd ak moom am ay parti yoo dul ànd ak moom Y'en a marre kese nekku fii nitu dëgg mu ngi fii et cetera donc yooyu yëpp bu dee combat bi c'est un combat noble pour la société man je m'engage te tamit sama engagement du ñëw taxaw saaga nit ñi du ñëw taxaw sànni xeer sama engagement chaque jour dama koy wax chaque jour ci biir xel yi la parce que dañuy wax ku ci nekk tamit ni muy xeexee ah du ma ŋàññ li ñuy def mais sama maam damay wax chaque jour ne ma fu loxo jógee rek xel moo fa jeex maanaam boo demee ba dóor rek c'est parce que réflexion amatul donc réflexion moo jiitu nañ wax ak man bëgguma sax kuy dóoraate man loolu dama koy chaque jour bëgguma loxo di gaaw a jóg nañu waxtaan bu mënee nekk nañu échange bu mënee nekk nañu partager parce que loolu moo jiitu bu ñu demee nag ba sës ba xel yi mënatul fonctionner nag après bu boobaa la gars yi di sànninte xeer dóorante mais je préfère bii avant bële. waaw loolu. Ousmane Sonko bi dama dégg rapport Y'en a marre yi bëgg a financer campagne Sonko mais yow. dafa mel ni yow da nga bañ bokkoo si. non musuma wax dara ci affaire Sonko man déjà comme ni ma koy waxee chaque jour rek man nit du ma wax li mu bëgg a def maanaam def leen lii du tax ma def ko man du ma def dara par convention lépp lu may def conviction laa koy defee day fekk loo xamante ne dafa méngoog sama combat méngoog sama idéologie Sonko c'est un Sonko comme Sonko yi fi jaar yëpp comme président yi fi jaar yëpp mais li may wax chaque jour man je préfère farak dëkk bi que farak kii jiite dëkk bi c'est vrai que ne voilà idéologie muy défendre je le dis parce que déglu naa ko suivre naa ko bu baax wax naa gars yi ne leen am naa yaakaar ci moom mais ça veut pas dire que ne dama war a ànd ak moom par force wala dama war a mobiliser ñëpp ñu ànd ak moom
ku ci nekk ak nag sa vision ku ci nekk nag ak sa dëgg ça veut pas dire que ne sama dëgg mooy dëggu ñëpp te dëggu ñëpp tamit warul nekk sama dëgg ku ci nekk ak ni muy gisee ñi ànd ak moom am nañ plein droit ànd ak moom mais man je préfère ànd ak Sénégal te ci biir élection yi def naa son bu tudd wuy wàllu moo wax ne je préfère parrainer le peuple que parrainer qui que ce soit parce que ñoom dañuy dem bu ma ànd ak ñoom ay nit kese lañu mën naa ànd ak ñoom défendre leen ñu juum ci diggante bi léegi naka lay taxawaate weddi ne man maa àndoon ak ñoom donc je préfère ànd ak Sénégal képp koo xamante ne ni yaa ngi ànd ak Sénégal ma ànd ak yow ku ànd ak boppam nag ma bàyyi la nga dem man ma continuer ànd ak Sénégal mu jeex. wax na Sénégal kese lay àndal ba may dee du ma ànd ak benn autorité du ma ànd ak benn politicien. askan wi lay àndal fi ma dëkk Mbaaw lay àndal du ma ànd ak maire Mbaaw yaa ngi comprendre fu ma dëkk tamit Sénégal lay àndal du ma ànd ak président wu Sénégal parce que ñooñu dañuy jàll dem dañuy def ay erreur mënuma leen di taxaw di leen défendre seeni erreur mais nag quand même bu ñu defee lu baax pour Sénégal bu ñu ma ci woowee ma ñëw jàpp ci loolu mooy Sénégal lay àndal wax naa ko France nee naa leen c'est vrai que c'est bien beau ñu participer ku nekk dugal ci génn ci xaalisam pour financer une personne mais cette personne n'est pas le pays maanaam financer la yow li may lay financer pour nga defar dëkk bi naa ko financer ci dëkk bi ñu defar ko benn yoon yow xaalis bi mën nga ko dugal fu la neex par contre bu ma ko jëndee ay matériel mu leer ma ne dëkk bi dinañ ci bénéficier wu moo gën muy wiiri ji di jaar ci yow te yow wóoru ma ne di nga mës a gérer dëkk bi xaw ma ndax comprendre nga ma maanaam li ñuy défendre di ko jël si xaalis mu nekk ay millions wala ay milliards nañ xool benn secteur boo xamante ne ni mën nañ ko éjecter mu dem éducation bu ñu ci dugaloon xaalis boobu yëpp duñ fi maanaam bu ñu xaar ay nit ñoom si seen bopp mën nañ defar Sénégal te bañ a jaar ci Sonko man loolu laa gëm gëmuma jaar ci maire gëmuma jaar ci ministre jaar ci nangam ak nangam lii ministre bi di def mën war naa mën a xool benn parti boo xam ne bu ma ci dugalee sama doole dugal ci sama xalaat dugal ci sama am-am war naa mën a déboucher fenn ma libérer sax ministre bi donc man loolu mooy sama combat loolu mooy sama vision du ma xaar Sonko pour mu defar Sénégal yaakaaruma ci développement Sénégal Macky Sall yaakaaruma ko ci yàlla xam na loolu pour mu développer wu pour man ñun ñëpp ci war a commencer kenn ku ci nekk li nga naan Macky yow nekkal Macky sa dëkk nekkal Sonko sa koñ en attendant balaa Sonko di ñëw donc loolu mooy sama gis-gis waaw donc bañuma kenn ku financer Sonko mais man je préfère li may dem di défendre Sonko di rey sama bopp ci gannaaw naa ko commencer sama koñ sama biir kër sama koñ sama gox mu law génn avant Sonko di ñëw ñun nañ defar ay Sonko yu bëri biir Mbaaw defar ay Sonko yu bëri biir Dakar balaa Sénégal di jot ci Sonko. est-ce que président bi fi ne président Macky Sall mi ngi nekkal sa askan yëg nga loolu. xooluma ko sax yàlla xam na ne li may wax léegi man xaaruma mu nekkal fi askan wi nit kese la dina am ay parti yu mu assuré dina am ay parti yu mu parce que nit la li may wax gars yi chaque jour Sénégal suñu problème yëpp mooy dañuy fal nit ba pare dolli charge ci kawam nekkat pression ci kawam duñu xalaat ne ñun ñoo ko fal c'est vrai mais il est pas omniprésent mënul nekk fépp. dina am ay partis yoo xamante ne ni forcément da koy échouer dina am ay partis yoo xam ne dina ko réussir ku nekk ak sa vision ku nekk ak say priorité peut-être Macky Sall ay priorité am bokkul ak priorité askan wi peut-être priorité askan wi tamit bokkul ak priorité keneen léegi nag li may wax chaque jour mooy que ne développement Afrique du président yi ñoo koy développer du politiciens yi xaaruma ko ci ñoom société bi ñooy révolutionné wu changer données yi loolu rek mooy développer Sénégal loolu rek mooy développer Afrique parce que déjà si comportement mentalité nit ñi même Macky bu fi defaree passage piéton gars yi suuf la ñuy jaar dafay defar ay passerelles nag yi siy jaar wala xar yi nit ñi di jaar di jéggi ci tali donc c'est les mentalités d'abord. ci askan bi la. waaw si nit ñi la doomu aadama yi ñoo mën a développer dëkk bi boo naanee sa kaasu café nga téye ko boo gisul poubelle nga yóbbu ko ba sa biir kër parce que yow yaa jënd café yow yaa ko naan. buur la. waaw mais yow ci buur yi nga bokk commencé kan mooy buur. ah gars yi de buur la. est-ce que buur dina fanaan ci mbedd kon ana buur nañu loolu la man foofu laay gisee mooy que ne dañu war a yaraat éducation yi yaraat mentalité yi pas Macky avant Macky am na leneen ak leneen ak leneen ak leneen donc parti fépp feebar Macky Sall mën na baax mais ministre naka laa ko mën a gouvernement am baaxul
moom mën na baax mais gouvernement bi muy àndal baaxul mais malheureusement lépp ci kawam lay këppwaat mën na bañ a baax tamit gouvernement bi baax bu boobaa sax day sauver mais mooy que ne donc du Macky kese ñëpp la ñun ñëpp ci am wàll. léegi ñu duggaat ci carrière musicale. waaw. benn son boo xam ne da nga ko génnee. mu am toole mooy heure indi mooy. ñëpp di ko way. waaw mais son boobu noonu nan la demee ci yow nan nga ko xalaatee. waaw early in the morning moom comme ni ma wax rek développement personnel la mooy li may wax sax bañ a xaar kenn déjà loolu mooy lu ma gëm li may wax sax dama ko gëm loolu du nekk ay théorie ay maanaam dafa nekk loo xamante ni dama chaque dimanche déjà sama gars yi dañuy dem ci marigot bi dañuy nettoyer dafa am loo xamante ne ni duñu ko xaar ci ay doomu aadama li nga mën bul xaar ku la ci woo jiitu ci nga def ci dara. early in the morning dafa nekk loo xamante ni dama koy wax chaque jour bi ma koy way boobu bi ma koy bind sax laa wax maa ngi dem université entre université ak Maroc donc maa ngi université jóge université yoon bi yooyu yëpp bu ma jógee foofu dem Maroc tamit voilà xëy fajar bi jóg di dugg ci bus yi des fois ba dox dem centre d'appel donc des fois nga am liggéey des fois doo am liggéey des fois ñu woo la nga dem des fois ñu woo la nga tardé et cetera donc yooyu yëpp des fois nga am job liggéey ba weer bi dee duñ la fay donc loolu moo taxoon ma ne voilà early in the morning mooy que ne li lay boole ci lépp li tax ba duñ la fàtte yow yaa koy liggéey du ay nelaw moo la koy may donc te loolu la du leneen mooy que ne sa kër sa dëkk sa pays li tax duñ la fàtte li tax foo toll nañu ne diw bind sa tur di la boole ci hommage bu ñuy ngénte sax dinañ la yëgal balaa ñoo def dara ci kër gi dinañ la woo tàggu la laaj sa avis loolu respect la te respect boobu kenn du la ko jox yaa koy jox sa bopp. mais léegi kon. ñi lay seetaan mooy fan si ñi ànd ak ñu doon bëgg a gis Leuz tey muy génn ci télé yi nii. kon dara xëyul sotti quoi. métti woon na jaaroon nga si jaar yu métti. yu métti yoo xam ne yu tar. ba nga yegg fi tey. waaw bi taroon na. ba léegi daa tar dara yombul yoon yu bëri parce que xam nga li may wax chaque jour nee naa léegi entreprise ñun musique bi entreprise lañ ko gisee. maanaam dafa am fu ñu jaar am fu ñu nekk am fu ñu bëgg a yegg bëgg nañu comme ñëpp am ay label vision yooyu lañ nekk maanaam teg label maison de prod comme ñëpp voilà loo xamante ne nii du ñu yaakaar ci kenn mën na nekk parce que li may wax gars yi nee naa leen ay nit kese ñoo ko fi am ay nit kese lañu amuñu ñeenti loxo amuñu ñeenti bët ñaari loxo la ñu am ñaari bët donc volonté gëm sa bopp gëm ne mën na nekk déjà après nag voilà nga teg am foo jëm am loo gëm loolu la am loo gëm am foo jëm da nga am foo jëm gëm ne mën nga fa yegg déjà vision la ak détermination courage engagement persévérance du leneen léegi nag dina metti nag début bi day metti bàyyi force parce que ñu bëri duñ la comprendre dañ ci dépenser énergie di nga ci dépenser xel di nga ci dépenser xaalis des fois mu ñëw des fois du ñëw voilà mais loolu c'est les aléas de la vie si la bokk faw mu am donc ndar xëyul sotti te yoonu ndaw du gaaw wax naa ko ndar xëyul sotti yoonu ndaw du gaaw donc loolu la après ñu dem def dara après voilà yàlla bay sa tool daal. waaw. suñu émission mi ngi tudd motif action. motif. action dafa am 5 questions yi ñu lay laaj. première 5 questions yi. nit. ku bëgg a réussir ci àdduna. yan 5 actions lay. moytu. déjà man bi may jëkk moytuloo nit ñi mooy fréquentation bu baaxul loolu mooy parce que tamit li may wax chaque jour ce qui se ressemble s'assemble anglais daf day wax ne birds of the same feather flock together maanaam picc yi niroo ay dunk ñoom ñoo war a naawandoo dafa am bu fekkee da nga bëgg réussir àndal ak ñu bëgg réussir loolu mooy premier bi ma lay jëkk conseil mooy que ne bul am ñàkk faydawu ñu lay dugal ci loo bëggul wala di la def loo lu dul yow. deuxième bi mooy que ne waaw deuxième bi mooy bu ma jógee ci fréquentation bi baaxul deuxième bi mooy bay sa weewu tànk ba pare parce que munoo ne da nga bëgg def dara te defoo dara boo jàngul école jàngil métier parce que tamit bu fi toog jànguloo école toog sa kër waxtu jàng métier weesu nga toog sa kër. waxtu jóg liggéey weesu nga toog sa kër ba pare ku nekk nga joxoñ ko naan diw bugguma weet tomorrow di mere kenn ci ñoom parce que defoo li nga war a def ba waxtu wi wees na yaa ngi toog sa kër di nga mere ñëpp te defuñu la dara loolu mooy deuxième bi
mooy que ne boo jàngul wutil métier boo wutilul métier tamit wutil liggéey loolu parce que Sénégal lu bëri gars yi duñ ci bàyyi xel mooy que ne gars yi dañ naan taux de chômage wala gars yi amul liggéey mais lan la ñu def lan moo tax amuñu liggéey est-ce que jàng nañu bi ñu waree jàng est-ce que yor nañu ay diplôme est-ce que bokkoon nañu ci élèves yu baax yi léegi nag bu ñu jógee ci école waxuñu waxu école mais est-ce que bi ñu amatulee benn moyen pour jàng ji est-ce que dem nañu wuti ji métier boo jógee ci wuti métier nag ba pare am nga li nga waroon maanaam def nga li nga waroon def léegi nag nga door a nag indexé nit ñi ci li ñu waroon def donc waaw loolu moom dama ciy insister tout le temps troisième bi 5 yi moom dina bëri lool troisième bi lan lay doon troisième bi mooy nekk waaw yéene nit ñi li nga yéene sa bopp tamit parce que je crois que loolu maanaam loolu moo fi nekk loolu moo fi nekk gars yi ñu ci bëri soxoranteeg ñaan moo tax lu voilà maanaam day ñëwaat ci yow en retour woyof mooy tëji bunte yëpp donc maa ngi ci 3 quatrième bi lan la war a doon quatrième bi mën na nekk respecter say waajur je crois que loolu tamit mooy que ne voilà respect bi nga maanaam respect moom li gars yi di wax chaque jour day dem day dellu si waat bu demul rek du dellu si mais lii jiitu mooy fii nga dëkk ba pare maanaam say waajur sa waa kër sa waa koñ après et cetera donc say waajur moo jiitu sëriñ si tax dañ la koy wax bala ngaa ñëw ci ñun di ñaanse na la say ñaari waajur ñaanal ba pare ñaan boobu sax moo ëpp doole ñaanu sëriñ donc nit ñi da ngay gis respecté wuñu seen yaay respecté wuñu seen papa bàyyi fi lépp dem ba ci benn sëriñ di jébbalu je crois que manque de respect mënul weesu loolu. loolu nan nga gisee loolu. mooy li ma wax manque de respect parce que tamit man mënu sa kilifa boo ko fi bàyyee keneen mënutu la doon kilifa pour man kilifa à moins que mu ñàkk mat kilifa te bu matul kilifa ba tey sa kilifa la mais sa kilifa boo ko fi bàyyee mënoo amaat feneen kilifa donc da ngay sonal sa bopp rek ñaan ñu la ñaanal sa du dal da ngay sonal sa bopp mënuñu la ñaanal ba mu dal parce que ñii la waroon a ñaanal yaa ngi leen fi bàyyi dem feneen waa kii léegi nag benn moo ñu dese xaw ma rek ban la war a doon mooy mooy am loo bëgg am foo jëm wax naa ko léegi. je crois que boo amee déjà entourage bu baax. respect et cetera am xol bu rafet respecté say waajur am na lu ma waxoon léegi wut métier wala nga jàngi ci. waaw ñu dugal 5e bi. waaw wut métier wala nga jàng. mais est-ce que adduna bi mën nga fi nekk jàngoo. est-ce que mën nga réussir mais gëm nga loolu nga ñàkk a jàng réussir am na dañoo jànguloo pare dañoo yaakaar ne instant yi fu adduna bi toll boo jàngulee doo réussir am na ñu koy wax ñoo xamante ne jàng mooy lan ba pare xam nga problème bi mooy jàng bi ñuy jàng nii du dara tubaab bi moo ñu ko indil rek mais boo ko deful la nga doo réussir c'est faux exemple yi am pa gars yi ñu ngi fi mooy lan mais gars yi xam nga jàng li may wax naa ko léegi boo jàngul école nga jàngi ji métier jàng la agriculteur pourtant jàngul jàng bu métti pêcheur jàngul éleveur jàngul te pourtant booy xool koom dëggantaan foofu nga koy fekk commerçant soxlawul yenn jàng yu métti c'est-à-dire métier yi mën a tekkiloo doomu adama moo bëri bu ñëpp jàngi jee kan mooy des ci kër yi kan mooy des ci tool yi kan mooy des ci mbay mi kan mooy des c'est-à-dire ku nekk fii la yàlla sédd loolu foog gars yi ko ñëpp mënuñu nekk ay élèves ñëpp mënuñu nekk ay bureaucrates ñëpp mënuñu nekk ay directeurs de société ku ci nekk xam nga la moo am solo mooy leader mooy jiitu am loo bëgg si 100 francs wax naa ko léegi mën nga ci démarrer nappkat yaa ngi fi di am loolook loolu te soxlawuñu jàng bu metti waxuma ne ñëpp nekk nappkat mais dama bëgg wax ne kenn ku ci nekk fi nga nekk boo ko gëmee ak gëm-gëm bu am doole je crois que ku réussir jàng baax na pour nga mën a évoluer ci société bi mais c'est pas pour réussir lu leer laa la wax jàng baax na pour nga mën a évoluer ci société bi pour mën a comprendre lu bari lire écrire parler communiquer ak ñëpp mais boo paree amal business boo xamante ne nii nga def self made man nga def sa propre entreprise loolu lañ naan entrepreneuriat mooy entreprendre. boo déggee. booy am bac. am na ñoo xamante ne 5000 étudiants yi war a yóbbu UGB. mais étudiants yi nekk feneen dañuy marche parce que booy waruñ fa ñëw. parce que dafa fees. boo déggee loolu système bi affaire bi nan nu mu lay def du la metti. waaw mooy li ma wax léegi rek xam nga loolu beneen sacrifice la ñi am nañu bac doo leen orienté
te du UGB rek la c'est-à-dire Sénégal moo xamul priorité bu dee da nga maanaam priorité bu dee éducation la nga def les moyens qu'il faut ci éducation mooy que ne réew mi warul mën a am ñaari université yu baax lu toll ni Sénégal am indépendance depuis xaw ma indépendance la xaw ma lan la depuis xaw ma ñaata at mënuñu fexe ba am si biti da ngay gis région bu nekk ak sa université te université yëpp du nekk benn université rek technique wala nangam ak nangam université générale lay doon enseignement général lañ fay enseigner si fépp léegi nag Sénégal suñu benn problème mooy dañu focaliser lépp ci Dakar boo demee man mi samay cas jamono yi may def 2006 bi ñu def première année on était 8000 étudiants ci benn année maanaam université Cheikh Anta Diop département anglais première année 8000 étudiants effectif boobu moo ëpp effectif UGB yëpp global bi laa la wax de ñun première année ñoo ëpp UGB yëpp. dernier mot lan la ñuy xaar ci Leuz saa bi ni fan si melomaan yi lan ngay xaar. Leuz waaw Leuz ñu ngi ci liggéey bu doy waar pour voilà comme attente bi xaw na doy waar depuis 2015 ba léegi génnaatuñu benn produit. waaw génn nañ ñetti single quand même def nañ Mborok Lem Wéeruwaay Wuy Wàllu ak ay featuring yu bëri mais bon quand même ñu ngi doon def ay tournées ci àll bi def nañ région yëpp presque. donc ak suñu ay moyens bopp wax naa ko léegi autoproduction la ñuy def amuñu label amuñu sponsor amuñu partenaire lépp li ñu def yëpp daanaka ñun ñoo ko defal suñu bopp ak équipe bu dynamique staff boo xamante ne ni daanaka voilà depuis le début ils sont là am lu ñu gëmandoo. waaw am lu ñu gëmandoo te incha allah loolu mooy mission bi mooy que dañu bëgg a teg dara wan gaay ne mën na nekk te ci loolu la ñu nekk. donc voilà album bi ñu ngi ci tamit bu baax a baax daanaka di ci des bëriwul et que waaw di ci remercier sama gars yi waa Mass 36 parce que franchement liggéey nañ ci lu rafet donc voilà Bril Fight foo moo ko commencé woon mais actuellement maa ngi plus Mass 36 que ci moom donc voilà waaw. kontaan nañu. fii la ëppee ay conteneur kay. waaw kontaan nañ bu baax franchement. waaw merci si déplacement bi. waaw kon Twin Studio ñu ngi leen di siyaar bu wér di rafetlu bu baax seen liggéey waaw di leen wax ne kër gaa ngi noonu waaw donc voilà n'hésitez pas ñu ngi fii pour yéen. waaw kontaan nañ bu baax a baax jaajëf merci beaucoup. mais sama gars yi bëggee nañ de yéen daanaan bi fekk nañ ko si lu gàlle moom mu des ànd ak ay copain am toog def caayam gëm sa bopp daal mooy lépp. waaw waar gëm sa bopp. xam nga yow yaay kan. maa ngi remercier sama capot bi ak sama waa ji nekk ci ginnaaw moom leen nëbbute chaque jour ñu ngi leen di bëggee bu leen fàtte nag abonné ak clic pouce bi yaa ngeen jëf waay bëggee